di moo jot ci studio King FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi Culture. président Macky Sall démb ci conseil des ministres bi mu doon jiite ci la xamle ni kon dawalkat yi bay boo ñoo xam ni ngir ñu jot ci permis jamono ji faw ñu wane ñu lu leer ci biir oto yi góoraxuma moom ne loolee it mënoon na caa dal di boole li lee di ñuy saytoo kon loolee di dawalkat yi ci kaw tali bi Adama Gaye démb la doon janloo ko doyen des juges dëgg laat la mu waxoon amit lu mu weddi ne waxu ko ax lu murit tey riir utali ndar géej sabab li moo di kon tey ji la ñuy màggal ñaari rakkaay fa Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba julli woon ca bureau ba ca Ndar reportage bi tey ñuy waxtaane kon jaaykatu parasol yi nga xam ne seeni mbir dafay dox bu baax a baax rawatina jamonoy nawet beeg kon taw bi li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu yàggale aada ak cosaan mu gën caa fës kon Idrissa Sané di ab artiste rappeur génne lu bees duppee ko champion monument de la renaissance itam yabaloon nañ fa sunu reporter ba tey ñu koy waxtaane ci bile jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li yéerëkaay xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëgg yi moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoog Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. Saliou Seck di nuyu mboolem auditeur bu 99.4. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxe ca bopp ba rek la ñuy dugg ak yéen ci yaatal gi ak taskatu xibaar bi lee di Adama Gaye démb la doon janleek doyen des juges. moom sax moo tax ba ki koy layal di Cheikh Modou Niang daal di xam le ni client am nungu na ni moo bind la nga xam ni fëste na ko ci page Facebook am waaye saaga yañ ca doon yokk loolee defu ko tey defu ko ëllëg ba tax na sax mbooleem loo xam ni yemboo na ak këyit ga ñuy déposé ngir ñu mën koo may bàyyi néggandiku moom avocat am def nañu ko dañ ciy déglu mu xakimu aj démb Adama Gaye doon janoo ak juge d'instruction kenn ci ñi koy layool di wuyoo ci turu Cheikh Modou Ndiaye di xamle ne juge d'instruction bi woolu na ko ba mu ñëw déglu na ko enquête na ko laaj na ko ay laaj tontu na def nañu ñetti waxtu yoo xam ne yi ñu ngi woon ci bureau juge bi enquête bi jaar na yoon parce que avocat yëpp ñu nga fa woon avocat yi nga xam ne yi juróom-ñetti avocat yi nga xam ne yëpp constitué wu nañ pour moom ba pare juge bi aussi jël na temps laaj ko moom tam jël na temps donc ñu ngi ko laajoon li mu bind li nga xam ne lii moom moo ko bind assumé na ko dellu siwu ci ginnaaw benn yoon maanaam bind na ci ñi nga xam ne lii mooy gouvernance su pétrole bi critiqué na ni ñu koy doxale loolu en tant que citoyen def na ko assumé na ko leneen li nga xam ne lii nag dañ ko wax ne dañ ko jiiñ ñu mbiri saaga loolu nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg parce que moom du saaga kilifa la te du saaga kenn aussi du nangu kenn saaga. mu yokk ci ne lu jëm ci wàllum liberté provisoire ñoom ñi di layool kii di Adama Gaye ñu ngi def seen kéem kattan ngir seen client mën a am bàyyib ndëgëndiku noonu la dox léegi nag am na ci beneen pàcc boo xam ne bii gis naa partout ñuy wax ne demande liberté provisoire bi dañ ko rejeté waaye dama bëgg a xamal nit ñi Sénégalais yi demande liberté provisoire boobu ñu rejeté mooy keroog bi nga ko waroon a entendre maanaam le 29 ñoo gis ne mbir moomu daal mujjul ant te juge d'instruction bi newoon na daal jour boobu du ko entendre gannaaw nag ñun joxuñu woon benn raison bu tax ñu comprendre report boobu te bindoon nañu benn demande de liberté provisoire boo xam ñu ko déglu woon ba pare ñu def dañ koy déposé comme ni ñu koy defee tout le temps moo tax ñun ñu ne nañ ko déposé kanam. journaliste bi di Adama Gaye dëggalaat ay kàddoom yamu bindoon ca kanamu àttekat bi mu yokk ci ne bu ko kenn yokkal la mu bindul. Umu Hakimu aj jàppal ni bés ni tey yama woon ak juróomi fan ci weeru Satumbar atum 1895 la Serigne Touba julli woon ca bureau ba ca Ndar. moo nga noonee ñu woolu ko woon foofee ca Ndar mu daal di julli ñaari rakk ba tax na nag mbooleem ëhlu murit ña nga riir wutali Ndar géej googee ngir teewee lu ni mel ñu ci def ab fàttaliku ànd ci ak suñu naataango Penda Badji. juróomi at ci weerub septembre atum 1995 ci ab salle bu mag ba nekkoon ca Ndar géej ci la Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul di doom ci Maam Mor Anta Sali ak Maam Jaara Bousso daal di wane woon njàmbarteem ci kanamu tubaab ya ginnaaw ba nga xamante ni colon ya lañ doon sàkk moo di ñu daal di weddi suñu mel ci yàlla xaatim ko ci ab kayit Cheikh Ahmad Bamba daal di ci résister taxaw ni déet mukk lile du fi am tax ba mu bañoon signé bi lépp kayit sànni ñaari rakkam daal di julli ci bi lépp salle loolee nag dugg ci taarixu Sénégal dugg itam ci taarixu murit tax ba kenn dootul wax ci askanu murit kenn dootul wax également ci jaar-jaaru Serigne Touba te doo ca lim ñaari rakk yu mu julli woon ca Ndar géej juróomi at ci weerub septembre atum 2019 tey ñuy màggal 44e édition bu ñaari rakk yi
yi fële ci ndax géej ndax doonoon boobule époque ancienne capitale bu AOF daanaka sax ñaari rakk yi fa Cheikhul Khadim julli woon tax na ba ku xamul Saint-Louis ci àdduna wërngal képp di nga ko xam bi lépp événement bu mag nag saa yu amee ci ndax géej disposition yëpp dañ koy jël wàllub wérgu yaram wàllub kaaraange itam dara duñ ko bàyyi ginnaaw ñu tàmbale ko nag ak ay récital de Coran wàcce kaamil fàttali ko jëmm ju tedd gi bàyyi itam ay ñaan ci moom ak ci njabootam gépp daanaka sax ñaari rakk yi doonatul lu nga xamante ni ndax géej kese lañ koy màggal ci Sénégal àdduna wërngal képp ku ne tamit da ngay faral di màggal ku tedd ki mu doon événement religieux bu mag ci Saint-Louis foo tourné di fa dégg ay xasida yu fay yëkkati mu daw yaram lool lii moo di ñaari rakk yi ci Saint-Louis. cant ak ngërëm ñel na la bu baax a baax Penda Badji Midi Culture midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci permis de conduire yi ak dogal bi nga xam si président Macky Sall yëkkati na ko ci ni ki démb. moom sax nee na permis yooyee nekkul lu yomb lool ci ñi nga xam ni ñoo di chauffeur si ba tax Gora Khouma njiiteel kuréel gi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu dem ak dikk moom daal dina ca àddu nee na la ñu war a def mooy bàyyi xel bu baax a baax ci poste contrôle yooyu le ñu Gora Khouma Serigne Saliou Seck moo taataan ay kàddoom. dafa am droit en tant que chef de l'État joxe xalaatam ci pilote accident bi am ci nekk nii ndax dafa jombal waa dégg naa mu wax wàllu permis yi ñu ngi xoolee ak yokkaat contrôle ma xam ne am na ci droit yow am nga ci droit man ñu am naa ci droit pour peut-être joxe sa xalaat mais wuru yem foofu rek bu waxee ne oto bi dañ kaa kii nit ci dañ kaa war a jox permis bu fekkee mën na ko noonu lañ war a xoolee oto bi aussi ndax mën nañ ko pour visite technique beneen bi contrôle yi commandement bi la muy wax di ka santaane ak ñu nekk ci terrain yi bokkul léegi li fi xew mooy ku noo mënti mel ak noo mënti yore boo joxee xaalis yaa ngi ci kaw tali bi jàmm salaam ngay am noo mënti mel boo joxul xaalis doo dem fee amerde loolu tamit bokk na ci ligne d'accident kon président bu mu wax ci ay yokk contrôle efficacité ci contrôle moo am solo ñu jël fekk gendarme yi nga xam ne policiers yi nga xam ne douaniers yi nga xam ne drapeau Sénégal moo tax ñu jóg ñu teg leen ci tali bi ñi nga xam ne seen poche lañ tax a jóg ñu jël leen ci tali fekk def ñun la ñun conducteurs yi ñun ñoo war a code de la route ci dawal ba ak ci xam-xamu code de la route te bàyyi caaxaan na war a jóge ci policiers yi caaxaan baaxul man loolu la am lu ma ci wax bu fi jëlee caaxaan mooy ñun ñii tali bi baax ñi war a contrôler seen contrôle ñu bañ caa xoole ci xaalis ñu joxe permis ñu bañ caa xoole ci xaalis service ñu bañ caa joxe ci xaalis accident mën naa wàññi. kàddu yu Gora Khouma ñu wàllum dem beek dikk bi ba tey la ñuy des kon ak nawet beek ñi le di taximaan yi. ñoom nag jafe lool lay def seen liggéey mooy dëkk bu fees dell akum ndox mënunoo dem fenn dañuy mujjee fay ab diir seeni woto looloo tax nag ba fu ñu daan demee ñaar téeméer boo maywul ñeenti téeméer sax du la fa yóbbu ñoom nag nee na amuñu pexe moo tax ñuy def lu ni mel Ndeye Mati Dieng moo daje woon ak yenn taximaan ñu teelu reportage bi. asamaan si taw bay dooru sewet mu fekk ñu buntu Pikine arrêt bus boo xool gis mu fees dell ak nit am ci ñoom ñu ci bëgg a jël taxi wante paas bu cher tere leen ko ndax ñu ne saay su tawee taximaan yi yokk paas gi Ousmane Diouf toog ci biir taxiem di tontu. xam nga waa ji bu fekkee ne dafay jógee Dakar jëm Pikine doon def benn 30 minutes wala 15 ñu fay ko 2000 francs mu ñëw Pikine léegi mu jógee Dakar jëm si Pikine war a def 2 heures de temps est-ce que dina jaadu ñu fay ko 2000 francs da ngay xool circulation bi ndox mi bu nekkee si autoroute bi fan la nit ñiy jaar pour ñëw Pikine foog mu jël benn temps bi loolu moo tax ñuy yokk paas taxi foog ñu yokk paas ñun ñëpp foog ñu dawal compréhension xam ne du suñu coobare. beneen taximan bi ci biir station bi lañu ko fekk muy jënd essence weddiwul yokkute paas boobu wante mu ne yoon la ak nawet gi. ba yokk sax télé bi mooy xat da ngay teggi yoon day am ndox foo nga yokk paas bi mais tuuti ngay yokk rek ndax déviation yi moo tax quoi ak gasoil bu seer beeg yooyu noonu loolu la rek mais dara. nawet doo mën a liggéey démb maa ngi taxoon ma 3 heures de temps fay sama oto gaare ndox bi xam nga kenn mënu cee liggéey oto yi ay oto courant la boo xuusati ndox day fay da ngay yàq sa matériel da ngay obligé nga gaare. jafe-jafe yooyu mu daanele fa la xale bu góor bi di moom it taximan yëkkatee. suñu liggéey mi ngi dox chaque jour avant nawet noor nawet dañoo gën a am ay gàllankoor ci biir nawet bi ndax suñu oto yi da ngay dugg ci ndox mi mu paan ñu dem ci électricien yeeg fu ne ñu fay dem suñu oto yi di paani moteur ndax ndox mi kon suñu liggéey mun naa ne doxul ci nawet bi taxi amul tarif nit ki day taxaw wax la lim yor wax la fi mu jëm nga waxaale ak moom ba jibo amul tarif yokkuñu ko de client fay la 2000 nga dugg ko ci ndox moo xamante ne si boo ci génnee mën ngaa yàqal borom ay njëgu 300 000 paan moteur ne mën na la cee fekk ay jafe-jafe dolleeku ci dem ak dikk gi ci weerub nawet gi askan wi di sàkku ci taximaan yi ñu wàññi njëg gi donte ñu ne sax xam nañu ne ñoom ci seen wàllu bopp nawet gi arrangé wu leen. Ndeye Mati Dieng leneen loo xam si itam ci jamonoy nawet bi day dox ba àgg ci lool moo di ñiy jaay li la di parasol. ngir seelu ci taw boobee moo tax ñu bari ci askan wi dañoo taamoo jënd parasol yooyu le wala sax naaj bu tàng moo tax jamono ji ña koy jaay seen bàmbaa ngi naat Aminata Ba.
jafe-jafe ñenn ñi mbégte lay doon ci ñeneen ñi ci jamonoy nawet gi ñenn ci askanu Ndakaaru yi di joytu inondation ci jamono jooju jaaykatu parasol yi di gis seen bopp bu baax Mati di jaaykat ñu fekk ko fi ci place am ci marché bu Yoff. fan yii de moom moo ngi doon franchement ak taw beeg ak nawet taw beeg tàngaay ak naaj bu tàng bi dañuy protéger bu naaj ci tàngaay bi affaire yooyu. Samba ak Cheikh dañuy jëfandikoo bi la jumtuwaay ngir mucc ci naaj bu tàng bi ak ndoxu taw bi. tàngooru métti rek xam nga dafa tàng te nawet day méttaate quoi te porté soleil la en plus que nawet bi mun naa tooy say yére fi nga war a dem ci milieu nga war a dem ci mbooloo war faa toog waxtaan ak ñoom xam nga tooy fekk dañ lay rus fekk li nga sol dafa tooy. bon xam nga rek naaj bi moom benn instant nii moom ci xaw a dimbali quoi parce que comme naaj bu tàngee ñaari ay grippe affaire yooyu day yomb xam nga donc bu naaj bi méttee nii gàddu ko di si kër day am solo quoi loolu rek moo tax ñu siy dugg nii waaw nawet bi taw bi bon pas tellement de parce que defe naa est-ce que jëndoo ma ko 1750 xam nga des choses comme ça. jamono ji ñëpp wutali parasol yi ñu bëri ci jaaykat yi daal di yokku njëgu parasol yi am ñeneen ñu maintenir njëgu parasol yowoon. di ko jaajëfal bu baax a baax Aminata Ba Midi Culture 12h12. bàkku boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur naka noonu internet yu King FM. ñi ngi lay fay soxna Kumba Ba xibaaru bitim réew dañ koy doo rek Afrique du Sud ak njombe ga nga xam ni ma ngay wéy di fa am ñuy wéy di faat ay doomu aadama ci lu ñu tegul fenn moo tax réew yu Afrique yu bari dañ koo naawlu boole sax ndaje mañ fa doon amal ñoom teguñ ca seeni tànk. kon ñetti fan yoo xam ne tàngoon na loolu muy mbirum xénophobie boo di konte ci wàllu xeet jàpp nañ ni kon calme maanaam dal ga jotoon naa dellu si démb ci ngoon ca mbedd yi foofee ca Johannesburg waaye nag ci gox yu bëri yi nga xam ne yooyu la violence daf leen laaloon am na dispositif bu ñu jël bu mag ci wàllu sécurité wàllum kaaraange yu ni mel ba takk der yi lañ jël teg leen fa foo tourné daal gis leen jamono ji nag bilan ba moom lañ nekk di def ci xayma daal juróom-ñaari doomu aadama lañu ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ay téeméeri magasin ki boutique yoo xam ne ay commerçant nga ko moomoon yii ñu taal leen yii ñu daal di leen di kon saccagé yàqate leen njiital réew ma di Cyril Ramaphosa moom nag ñaawlu na ba fa ñaawlu yem yooyu la violence ci seen wàllu ñoom réewi Afrique yi pataaralu ñu ndax am na ci ñu tàmbali yëglu ku ci mel ni réewu Nigéria foofee ca Abuja ñoom tam àdduna ñu daal di ñaawlu li nga xam ne moom mooy jàppante yi fa am ba ñu gaañ fa sax ñenn ñoo xam ne ay doomu réewu Nigéria lañu ki nga xam ne moo fay njiitu réew di Muhammad Buhari moom jël na ay dogal ndax nee na dina yónni ab envoyé spécial foofee ca Afrique du Sud du ca yem waaye nag woowaat na ki nga xam ne moom mooy ambassadeur am bi nekkoon ca Nigéria ngir mu dellu si ñeneen nit àdduna ñu ñaawlu lu ni mel ku ci mel ni ki jiite Union africaine di Moussa Faki Mahamat moom it yëglu na wax na ñaawlu na lii ba sax am na dëkk yu bëri ci réewi Afrique yoo xam ne nee nañu dañu fas yéene boycotté duñu bokk kon ci forum économique mondial sur l'Afrique bi nga xam ne waroon nañ ko ubbi démb ci àllarba ji foofee ca Cap réew yu ci mel ni Nigéria République démocratique bu Congo Malawi naka noonu Rwanda. ñu dem ci réewum Côte d'Ivoire foofee nag taxawal nañ ab gouvernement bu yees lépp ngir gën a waajal fàllub njiitum réew ma ñu na ma amal ci 2020. kon njiital réew ma fa di Alassane Ouattara moom kon démb ci àllarba ji dafa def remaniement bu gouvernement wam fi mu toll nii daal équipe am da ko gën a renforcer ñu ne nag li ko tax a jóg moom mooy xool naka lay demee ci élection yooyu yu 2020 ya Amadou Coulibaly moom ba tey moom mooy nekk kii di premier ministre fukki weer ak ñett rek moo des laata ñuy amal yooyu la élection nga xam ne tàmbalee gu ñu sax campagne coow li judd fa ñeent fukki ak benn ci ay ministre daal di tabb te mu ngi yoroon fanweer ak juróom-benn kon yokku na ci lim nga juróom am na gouvernement bu yees boo xam ne taxawal nañ ko kon boo xam ne tey jii la ñuy amal seen ndaje bu njëkk ñuy fàttali ne ñetti secrétaire d'état ñoom it def nañ leen ay ministre waaye teewul créé na juróomi kon secrétariat yu bees nee nañ daal 2020 élection yooyu moo nekk ci viseur bu Alassane Ouattara. ñu daal di wax rek njiital jàngu bi ci àdduna bépp di Pape François moom nag dina dem ca Madagascar dem ca île Maurice ngir rek seeti faqir yi. ni nga ko waxee kon Pape François daal dinay tàmbali ab tukkib nemmeeku bu juróom benni fan ci océan Indien bi yëpp ñëw na nag démb ca Maputo capitale malgache ba nga xam ne def na fa aller retour fas yéene yi dem ca île Maurice muy ñaareelu voyage boo xam ne amal na ko ci réewi Afrique subsaharienne yi ci capitale bu Mozambique ak malgache li mu fa gën a waxtaanee daal bokk na ci naka la ñuy mën a def ba xeex pauvreté ci di wàllu ndóol ci réewi Afrique yi naka noonu fexe ba tegaat fa li nga xam ne moom mooy justice sociale
social bu am doole kon fii la ñuy yem ci xibaar yi bi ci réew yi. jaajëf Koumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram mi Papa Ma Jaxate Sarr loon ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Dior Mbodj ak ñëpp ñu ñuy teewlu. fay nañ la Papa Ma Jaxate Sarr tàggat yaram dañu koy doore ak coupe du monde basket bay am ca Siin Sénégal nërmeelooti na ñetteelub jonganteem. tey ci suba la woon diggam ak Canada mu doon ñetteeli jonganteem ci groupe H bi Sénégal nag dafa ñàkk 82-60 muy fukki poñ ak ñaar la Canada daal di daane ci gile jongante donte nag Sénégal ci carton bu njëkk bi moo jiitu woon am 22 Canada amoon 11 waaye ci match ba la ca des dañ leen caa rek duma ba tax Sénégal daal di rek ñu éliminer leen ci li nga xam ne moom mooy phase finale li nga xam ne moom mooy coupe du monde basketball bi ñeel góor ñi cay amee ci Chine. Sénégal nag jamono ji li ko desee ci googule jongante mooy li nga xam ne moom mooy match de classement yi nga xam ne sax dana ca bokk ak Canada Allemagne ak Jordanie ci groupe P bi ca Shanghai ngir rek mën a am yeneeni poñ yoo xam ne dina war a mën a tax ñu daal di mën a am seen ticket ci Jeux olympiques ya war a am ca Tokyo ca Japon ca atum 2020 yeneen résultats yi nga xam ne tey ci suba lañu ko nemmeeku bokk na ca Turquie mi rek nga xam ne République tchèque da koo daan 91-76 Brésil Monténégro Brésil moo daan 84-73 Allemagne moom dafa daan Jordanie 96-62 Lituanie Australie États-Unis Japon ak République dominicaine France naka noonu it Grèce Nouvelle-Zélande jamono yi ci ak fii ak midi jàpp 1h daanu jeexal yooyu la jongante. wàccaayu coupe du monde gaynde ñi nga xam ni seen at matagul ñaar fukk ñoom ñu ngi ca waaye Sénégal daa nërmeelu ci footballu xarit bu mu doon amal ak France. tey démb la woon démb la woon Sénégal daal di ñàkk diggam ak France ci ab jongante boo xam ne jongante xaritoo la ngir rek waajal li nga xam ne moom moo di coupe du monde ba ñu war a teewee ñoom gaynde yi démb la leen waa France daan ñetti bal ci benn ci bëccëg bu njëkk tournoi U18 bu Limoges ci réewum France ñi nga xam ne nag ñoo di joueur yi Malick Daffy jamono ji na nga ko waxee ña ngay waajal coupe du monde ñi amagul fukki at ak juróom-ñaar bi war a amee ca Brésil diggante octobre jàpp novembre gi ñu jëm ñoom nag seen tournoi amical boobee ni ko ëllëg ci ajuma ji daañu amal seen ñaareelu jongante seen digg ak Russie laata ñu jeexal ak Portugal niki dimanche. ñu wax nawetaan ak phase nationale yi am ca Louga tey la ñu fas yéene jouer demi-finale yi foofee ca Louga ngir mën a xam rek ñan ñooy finalu ci édition 2019 bi ca stade Albouri Ndiaye bu Louga lay amee bu juróomi waxtu toftale fanweeri simili R100 bu Thiès dina laale ak UAR bu Kaolack bu juróom-ñaari waxtu feggee fanweeri simili ba tey ci guddi gi déggoo bu Kébémer doon benn équipe rek bi des ci région bu Louga moom dina laale ak équipe bi di Yaama Tooñ nekk ca Ziguinchor. ñu wax handball ak tournoi qualificatif bu ñeel Jeux olympiques yi fukk ak juróom-ñetti gaynde yu jigéen daan nañ leen woo ci ab jongante ci Ndakaaru. ci Ndakaaru la compétition bi war a amee muy tournoi bi tax rek ku ca jiitu daal di qualifié ci Jeux olympiques yi nga xam ne ci la ñu jëm ci wàllu handball ci jigéen ñi kiy tàggat gaynde yu jigéen yooyee nag di Frédéric Boujean démb la daal di fësal ak liste fukk ak juróom-ñetti joueuses ak ñetti remplaçantes yoo xam ne ñoom la ñu fas yéene rek waajal. ngir rek tànn ca ci tournoi bi nga xam ne dina amee fii ci Ndakaaru lu ko daleek ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru sattumbar gi ñu jëm lu mooy Ajara Sow mi nga xam ne moom képp mooy nekk di jongante fii ci championnat bu Sénégal ca US Saltigué ña ca des ñëpp ca bitim réew la ñu bokk na ca capitaine ba di Dungu Camara ak gardien bi nga xam ne daanaka mooy gardien bi gën a xarañ ci championnat jigéen ñi foofee ca handball ca réewum France di Adatou Sakho regroupement ba nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sattumbar lay tàmbali ñeenti réew yi fas yéene amal googu lay jongante Sénégal la Angola Cameroun ak République démocratique bu Congo Dior Mbodj fii la ñu yemale xibaaru tàggat yaram yi.
jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax ci artiste rappeur bi di woo ci turu Idrissa Sané. moom nag daal dina fësal ab mixtape bu am solo daal di koy duppee champion ci biir nag ñu mën caa déglu fukk ak benn way yoo xam ni lu am solo wax na ko ca démb la doon amal janook taskatu xibaar ci centre culturel Blaise Senghor ñu teewlu ay kàddoom ak Papa Ma Jaxate Sarr. depuis 2017 ba léegi ñoo ngi ci game bi ñoo ngi liggéey commencé nañu par des petits singles def ay singles yu ndaw def ay quelques concours par la suite dem nañ flow dem ba demi-finale flow donc année bii lañ doog a ñëw ne dañuy génne projet donc je peux dire que bi mooy suñu premier projet am tour bu tudd champion la projet bi tudd champion composé de 11 titres projet bi 11 titres ñoo composé 11 titres yi titre bu nekk am na lu muy signifié titre bu nekk dañ ko def parce que dafa am fenn fu ñu bëgg affaire yi yeeg donc c'est ça en fait quoi le projet donc projet bi ça sera dispo aussi sous forme de CD dina am ay CD dina am ay pochette dina am tamit ay t-shirt projet ki ko génnee ki ko produire mooy Cisco Production un jeune bu nekk Guédiawaye donc yor labelam moom moo ñu produire moo génnee projet bi moo def lépp quoi en fait am na ay son yu mel ni son love am na ay son thème carrément thématique y a des sons qui parlent de la culture d'elle-même de la culture Joola am na son yoo xamante ne ça parle de tout ce qui se passe au Sénégal côté politique côté parce que en fait ñun ay artistes engagés lañ ñu artistes yuy rap nii pour rap rabantu wuñu quoi dañuy rap parce que dañoo am but ci rap dañoo objectif ci rap donc c'est carrément thématique projet bi donc son bu nekk am na lu muy signifier am na violence faite aux femmes am na ce qui se passe avec de politique ce qui se passe violence aux jeunes tout ça y a tout quoi en fait après sortie projet balaa ñuy xalaat dara dañuy njëkk balancer clip vidéo yi dañuy def tout pour génne clip vidéo yi donc dañuy def tout pour balancer ay clip vidéo ak tamit enchaîner benn concert bi commencé nañ ko dox fi ñu ko bëgg def place de l'Obélisque donc commencé nañ dox concert bi loolu bokk na ci lu ñu bëgg a def ci biir projet bi y aura aussi dinañ wër télé yëpp ak rajo yu bëri présenter leen affaire yi pour juste ñu gis ko loolu bokk na ci suite projet bi. monument de la renaissance africaine tamit taarix la ci caaday réewum Sénégal. mu nekk loo xam ni kenn mënu koo rek bàyyi ginnaaw ba tax na saa su nekk ay doomu aadama dañ fay dem ngir nemmeeku barab bu ni mel waaye nag jamonoy vacances ca lay gën a bari aw nit lañ ca naqarlu rek mooy cher gi nga xam ni njëgg seeral nañ ko ngir man faa dugg mën a nemmeeku. Aminata Ba doxantu woon na ba monument de la renaissance. bërëb bu yaatu la kilifa bu ñu yett mu ànd ak njabootam la ñu fa taxawal fës lool ci bëtu nit ñi. ba booy jub si moom ngay njëkk seen file mooy monument de la renaissance africaine nit yu bëri ñoo fiy ñëw mu daal di xumbu lool. góor sile sol la ko subu giri ñu dajee ak moom ci bayal bi mu ngi sàkk ñu xoolaat njëgu tikki visite yi. dafa am ay nit gan yi nañ ñëw sénégalais yi nañ ñëw wax dëgg yàlla cher na de wax dëgg yàlla sénégalais yi cher na même touristes yi dañ ne dafa cher parce que da ngay dem ba si kaw yéeg ba si kaw fay fukki euro dafa bari jur junni ak ñaari téeméer dafa bari sénégalais yi itam nañ dafa bari prix bi moom war nañ ko xoolaat. jamonoy vacances yu nekk ay activités yu bëri dañ ko fiy amal lu ci mel ni excursion ngir fexe ba xale yi gën a xamante ak seen aada ak cosaan Kader Diawara di ab comédien di ko dëggal. xale nag dafa am ay sorties donc dans les sorties ñu boole ci monument de la renaissance bu ñu ne monument de la renaissance africaine aujourd'hui rek l'Afrique doit renaître en fait de ses cendres foofu lañ ko war a xam bu ñu la waxul fi nga jógee tamit doo mos a xam fi nga jëm te defe naa fii boo fi duggee di nga xam ki nga doon. visite bi moom c'est bien ndax statue bi yëpp rafet na. ñetti fan ci weeru avril atub 2010 lañ ko daal di inauguré ci njiital ki fi nekkoon njiitu réew mu Sénégal maître Abdoulaye Wade mu feggoo ko cinquantenaire indépendance bu Sénégal tey jii monument de la renaissance africaine nekk bërëb bu symbolique ba tax na muy am ay junni doomu aadama yuy jóge ci àdduna bi yëpp ngir rek daal di koy visiter rawatina ci jamonoy vacances yu ñu nekk. mi ngi noonu kon nekkoon reportage Aminata Ba bu mu doon dam fële ca monument de la renaissance africaine ñu daal di yegsi ci découverte bi tey ñuy waxtaane kii la di Abdoulaye Ndiaye Cosaan. moom mi le waykat la ab yettkat la waaye tamit ku daan bind ay théâtre la nekkoon koo xam ni bokk na ci artistes yi nga xam Léopold Sédar Senghor da leen a wóolu woon ca Fesman ba wóolu woon leen ca mu nekkoon nag ku ñu ràññee lool moo tax Mamadou Sow daal dina dikkaat ci moom ñu teewlu. soo ko mësaan a xool li ngay njëkk a seetlu mooy modestie ak it bëri kersa Abdoulaye Ndiaye Cosaan di ndaanaan si wàllu musique ak it peinture bokk na si ñu amoon taxawaay bu am solo sa festival mondial des arts nègres Fesman bu njëkk si atum 1966. bi may woy jamono jooju nag ma dégg festival mondial des arts nègres bi président Senghor di préparé pour 66 ci laa daal di fente taal leen lamp yi ndeysaan àll bi yaana dañuy bandaaru. doomu Thiès mu ngi gane si àdduna si weeru février si atum
1936 Ablaye Ndiaye Cosaan gannaaw jaar-jaaram sa école nationale des arts sa section de recherche des arts plastiques et dramatiques jot na taxawal sa atum 1964 orchestre duppee ko Cosaan club waaye laata loolu moom Ablaye Ndiaye Cosaan jot na jaar sa Royal Band bu Thiès ak it sa orchestre national waaye li nga xam ne jafe na nga wax ko ci Ablaye Ndiaye Cosaan te fësaloo ko moo di woyam bi mu duppee taal leen lamp yi doonoon hymne bu Fesman bu 1966 sa jamonoy président Senghor bopp bi ak sikkim bi weex ak bijaaw lunettes yu noir di yenn si yu ñu mën a ràññeeku ci melokaanam jamono ji li ëpp si tempsam mu ngi ko jagleel li nga xam ne moo di peinture foofee sa dëkkam di Thiès sa quartier bi nga xam ne moo di quartier Médina Fall. jaajëf Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale que Ndeye Mbaye Djin ma moom mu nekkoon soxna soo xam ni daana way foofee ca théâtre national Daniel Sorano nekkoon tamit directrice bu Daniel Sorano googee ay wayam nag kenn dootu ko rek natamle moo tax Umu Hakimu Aaj defal ñum nataalam ñu teewlu ko. kenn du wax musique traditionnelle te boole woo ko ci mu tàmbalee ci fecc ca ballet national Daniel Sorano Ndeye Mbaye ñi koy dàqantale Djin ma juddoo ca ñaari tali ci atum 1968 mu intégré lii di ensemble lyrique traditionnel bu Sorano foofee la tàmbalee am succès ak ay woy yu ci mel ni liti fonk liggéey damel nangu leen sëy ak Djin ma ca watu Xaar Mbay Majaga Maxawa Kuyaate Samba Jabaxe Samb foofee la jàngee lii di musique bu njëkk ba da ngay laaj mag ñi soo laajee mag ñi ni leen man de way sangam laa bëgg a way man de Lat Joor laa bëgg a way man de Damel Fall laa bëgg a way man de Alburi laa bëgg a way ñun la demal ca diw soo demee ca diw nga laaj ko mu jox la maam yi nga bind ko booba dañuy bind booba lu nu way dañu koy bind ci atum 1968 Ndeye Mbaye Djin ma am lijaasa ginnaaw ba mu defee formation dactylographie mu tàmbalee liggéey comme secrétaire war na yàggu fa ndax musique la bëggoon ginnaaw loole mu nekk directrice ensemble traditionnel bu Sorano mu jot koo jiite ñeenti atukki fépp ci àdduna lu ëpp ci ay woyam Ndeye Mbaye Djin ma di traité ay thèmes yu ci mel ni taarixu Sénégal xarito mbëggeel liggéey Ndeye Mbaye Djin ma depuis 2008 di yëngu ci wàllum nekkinu xale yi Ndeye Mbaye Djin ma bokk ci musicien traditionnel yi wéy di marqué génération yépp fii ci Sénégal ak àdduna wërngël képp mi ngi noonu kon Umu Hakimu Aaj moom sax la ñuy desal ci gan gi bu bàkk bi daanoo lay doon. Midi Culture ganu xibaar yi. ñu ciy waxtaanee ak Keyzi nag ab woykatub Sénégal la waaye ma nga nekk ci réew ma France moom mi la nag dikkaat na ci jaar-jaaram ak mébétam loolu lépp waxtaan wu yàlla séq ak Umu Hakimu Aaj ñu teewlu ko. dal leen jàmm ci Midi Culture tey ñiy dalal Keyzi nekk artiste compositeur alors Keyzi est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci sa parcours musical ak yan thème ngay faral di indi. Mon parcours musical ça a commencé il y a 10 ans là commencé début bi dama doon breakdance France après c'est là demee États-Unis comment commencé danse bi foofu commencé après ma dugganteeg rappeur comme maa ngi dëkkoon Harlem commencé dugganteeg rappeur yu dëkkoon foofu noonu ay ñoom ñu nekk ci groupe diplomate Dipset ay ñoom Cameron Joel Santana affaire yooyu noonu quoi foofu laa commencé nag bëgg commencé musique bi commencé rap bi loolu yëpp foofu la ma duggee. sama thème yi en général ça touche tout hein, ça touche les femmes ay relations entre hommes femmes relation société bi tamit lu ñuy dund galère yu ñuy passé ci suñu àdduna bi ça touche un peu à tout hein. nga def featuring ak waa Biddew bu bees mu am succès ndax yaa ngi xalaat defaat ci yeneen est-ce que it mën nañoo xaar li di album. si featuring bu ñu defoon ak Biddew bu bees daanaka moom daal moo gën a neex en fait ci sama son yi moom la gars yi gën a ràññee fii def naa featuring ak Dëggiti mais boobu malheureusement musuñu def promotion bi nu mu ko
ko waree quoi mais prévoir naa def yeneen collaboration yeneen featuring fii nii ak artistes yu fi nekk. Album c'est en cours ça sera pour l'année prochaine lay génn xam naa le temps may def fii ay collaboration fii ak étranger xëy na ñëwaat tamit Sénégal décembre pour jéem a def ay scènes yooyu ay concerts comme que période boobu mooy am ay festivités quoi. Kayz ñibbisiwaat fii ci Sénégal est-ce que bokk na ci sa ay projet. waaw loolu bëgg naa ko mais xam naa du doon léegi parce que du doon léegi parce que projet yu ma am foog ma nekk plus à l'extérieur quoi si niveau bu ma bëgg a dem instant yi jokkante nit yi ak nit yu may jokkanteel instant yi nekk foofu moo gën a am solo pour l'instant mais di def ay aller-retour commencement c'est comme ni mu koy defee nii dem ñëw Sénégal dellu mais par la suite peut-être un jour est-ce que mën nañu xam lan mooy sa dernier mot. donc sama dernier mot lu may wax rek mooy comme lu may wax tout le temps man j'ai le même mot pour artistes sénégalais yi fi nekk donc artistes yëpp mais précisément ñuy yëngu tamit ci rap bi nañ gën a liggéey rek parce que Sénégal bari na talent mën nañ dem génne musique bi yóbbu ko fu sari mais liggéey la laaj quoi ñafe rek ba ñu génn ci comme yeneen dëkk sous-région yi ni ñu koy defee voilà ñun tamit Sénégal tey ñu yëkkatiwaat drapeau bi parce que avant on était da nga doon compter États-Unis après France topp ici après Sénégal loolu gëj na am léegi ay Nigéria Côte d'Ivoire Cameroun da ngay dégg ba ay Zimbabwe sax léegi ñoom dañuy voilà ñooy def musique bu neex quoi donc il est temps que Sénégal ñu artistes yi ñu booloo nekk benn surtout bàyyi xëccoo bi bàyyi clash yi jéem a yóbbu Sénégal fu kawe. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Kayz ci fàttali tey moom moo nekkoon sunu gan ci Midi Culture mu nekk ab artiste compositeur. di ko jaajëfal bu baax Oumou Hakim ci Midi Culture fanweeri simili kott moo toftal ci midi li ci yéenekaay yi la ñuy dikk ak yéen. li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. réew mi borom doole mën na cee xëy di wàcc daan ci doole mu suturlu ci suturaal ci ka njabootam bu yamee ci suturlu bañ a sukkër bi bay wéyale bakkanu jàmbur ndax naka bu boobaa leneen mën na ko caa fekk la Tribune ne foofee le président Macky Sall toll ak ñiy sooke accident yi ci kaw tali bi ubbil journal bi yéenekaay bi dee média bi ne ku tudd accident ci kaw tali bi faawu nga joxoñ baaraamu tuuma dawalkat yi tax naka président Macky Sall geetaru sol tenue gendarme ba noppi di xamal dawalkat yi ne waxuma la ñàkk am permis bi nga xam ni képp ku ko def yatukel dina la dal waaye nag permis boobee jamono ji bépp chauffeur bu ci bëgg a jot faaw nga wane lu leer ci kanamu direction oto yi ndax nag dootul amati benn yombal bu cay am l'observateur ne bu weesoo looleet li président Macky Sall bëgg moo di ay ministre am gannaaw bër gi nu nekkee woon nanu gaaw jublu ci jafe-jafe askan wi journalu Futurs Médias yokku ci ne président Macky Sall koy li mu xamle moo di jamono ji faaw ñu jàppale askan wi ndax nag seetaan leen ëpp naa def taxit mu wax leen projet yi nu sumboon yépp ngir askan wi nan ca gaaw Vox Populi ne enfin ndax yàlla président Macky Sall waxi askan wi ubbil yéenekaay bi journal bi ne démb bi mu doon amal conseil des ministres président Macky Sall dafa fëgg ci table yokkal ay ministre am mbir yi nu war a def te bokk na ci loolee taxawu askan wi accident yu bëri ñu yokk ay takk der ci kaw tali bi ba nu mën a may bët dawalkat yi l'observateur baamtuwaat na li leen président Macky Sall wax ci wàllum permis yi ndax nag nee na leen képp ku cay amati faawu nga wane lu leer lu ko may doo ca joti lii lépp nag boo ko boolee tax sama naataangoy gis ni président Macky Sall moo ngi wooteel askan wi wallu li amul woon wallu koy mooy roppalaan bi daanu woon bés ni tey def ñeenti at Le Quotidien yéene kaay ne juróomi fan ci weeru sàttus mbar la woon juróom-ñaari doomu aadama ñoo ci ñàkkoon seen bakkan seeni mbokk doon leen wër taxoon ñu ubbi ci blanquette waaye nag ba fii France dalli xëddeen dorog bu bëri ba nu jàppe woon ca port bu Ndakaaru bu ca kenn waxagul France dalli xëddeen ndax nag amaat na lu ca bees ubbi Libération yéene kaay bi ne transitaire bii di wuyoo ci turu Mataw Fall këram nga nekk ca Géejawaay la ko takk der yi fekk teg ko loxo ndax nag nee nan bokk na ci gaa yi yombalal bato bi sëfoon dorog bi ba mu yegg si Ndakaaru tribunal bu Ndakaaru fa la Adama Gaye nekkoon ni ki démb la journaliste bii di Adama Gaye doon janloo ko doyen des juges waaye nag taskatu xibaar bi nee na la mu waxoon tey la ko gën a wax waaye bu ko kenn sosal wala nga koy yokkal lu mu waxul chargé de mission yi nee nan war nanoo wax ci seeni mbir ubbi Les Échos journal bi ne chargé de mission yi nee nan léegi tekkeetuñu dara ci dëkk bi salaire sax amatuñu ko Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mel ni ku naan leen gisagu leen dara ci biir yéenekaay bi député bi di xamle ni ñoom député yi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wu nekk daan na leen fekk ñu jot seen salaire waaye nag fi mu toll nii dinañ dem ba le 5 te duñu laal dara Bara Dolly yokku ci ni li waral lii lépp nag mooy jafe-jafe yi président Macky Sall di jànkonteel Sud Quotidien ne moom président Macky Sall kay fi mu nar a amee jafe-jafe dëgg mooy ci biir partem bii di APR ak kan moo ko fa nar a wuutu Walf Quotidien ne nekkul foofu rek la cin li di baxe ndax nag waa PUR itam ñoo ngi ci ak pëccëxoo li ci mujj dégg nañ Cheikh Youm nekk bras droit Serigne Moustapha Sy muy wax ci biir yéenekaay bi naan professeur El Hadji Issa Sall dafa war a
tëj làmmiñam ñu tëj Walf Quotidien te ubbi L'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne li ëlëm askan wu bëri moo di nag yiy tambaambalu ci biir mbeddi Ndakaar yi fu leen neex dem fu leen neex jaar te kenn xamul ku leen moom waaye nag li ci yéenekaay bi gis moo di bëgg ndawal bu la taxee gis ñay mu taxaw ba tax nga di ko galgal loolee tànk bu damm mën na la caa fekk ndax nag li mu dégg moo di nag yi taxawaalu ci biir mbeddi Ndakaar yi képp ku ca jàpp nag ba rey ko boo koy lekk di dee. jaajëfal nañ ko baax a baax Serigne Saliou Seck ak li ci yéenekaay yu Midi Culture wàllu way la ñuy tàggatoo. musique tey ñaari rakkaa yi ñuy màggal ca Ndar loolee moo sabab ñu leen di dégtal woyu Omar Pène bi mu duppee Mam Bamba. Iwai dem na Gabon dem na Mayumbi Iwai dem na Gabon dem na Mayumbi sikil ngal Islam Mambamba kile di jamba tu jafa bamba ja do desi dunia Iwai Mam Khadim kile di jamba tu jafa bamba ja do desi dunia Mambamba kile di jamba tu jafa bamba ja do desi dunia sang mbake doom ñaaw mami gini fat mas ñaaram nga doom ñaaw mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ñuy yam ak yéen ci Midi Culture yama itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj jaajëfal nañ Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbooleem auditeur ak internet yu King FM cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo ak Dominique digital Adja Gueye réalisation Dissa Prera léegi kon DJ Cool mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy looloo te maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci xibaar yi ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.